le monde maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di remercier journalistes yi seen teewaay di remercier aussi suñu le mouvement d'abord ak suñu sympathisants yi ak la coalition Le Peuple la Cheikh Oumar Diagne qui est là, Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Dame Mbodj ak nos amis Y'en a marre ak Sidi Gassama Amnesty International. Alors déjà dafa am le message est très clair, je pense que ñëpp gis nañ ñi nga xam ne moom la xew moo xew te na am sorti yu ndaw yoo xam ne am na par rapport ak arrestation bi nga xam def nañ ko ñun bi ñu demee buntu Assemblée nationale. waaw damay ñëw pour expliquer ce qui s'est passé en réalité dëgg ce qui s'est passé bon ñun dañu jàpp ne en tant que sénégalais en tant que des jeunes sénégalais activistes am nañ droit manifester amul benn lieu fii Sénégal bu ñu amul droit manifester. alors ñëpp xam nañ loi bi li si topp et tout loi bi Macky Sall ak dictature ak loi bi muy jàpp loi yoo xam ne dafay ñëw loi yi ci boppam day mabal constitution au Sénégal. On a trouvé nécessaire en tant qu'activiste gis ni dañu war a jug manifester. Assemblée nationale ñëpp ko moom ñu dem buntu Assemblée nationale on était quatre man la Bayna Gueye Abdou Karim Gueye Ousmane Sarr Fallou Mbaye ak Thierno Sarr donc on était cinq alors police plateau fa la ñu fekk ils étaient deux ils sont venus dañu ñëw nañu jóge leen fii quoi jóge leen fii dañ leen di yóbbu ñoo nangu suñuy téléphone bi ñu yóbboo ils nous ont amené ci commissariat plateau bi ñu yóbbu commissariat plateau teewuñu fa 30 minutes defuñu fa 30 minutes ñu génn ak ñun def ñu si oto yi on n'avait pas compris ils sont partis avec nous ba autoroute bi si niveau Colobane ñu wàcc nañu dem leen ñibbi on s'est dit mais ñun on a le droit de manifester mais dañuy taxaw pour manifester par rapport ak li nga xamante ni on est su indi ñëw par rapport ak loi bi nga xamante ni dañu ko war a voter suba jeudi soir jeudi si guddi alors on a retourné ñu delluwaat assemblée nationale bi ñu demee assemblée nationale nag dañ fa fekk nag parce que bi ñuy njëkk dem y avait pas la police là-bas fa lañ fekk police fa lañ fekk nag commissaire Serigne Faye bi nga xam ne moom moo géré groupement opérationnel bu Dakar moo nekk camp Abdou Diass bi nga ko fekk déjà man dama wàcc j'étais avec Fallou dama wàcc rek juste scooter rek ñëw di wax Macky Sall dictateur mu commencé saaga il faut le corriger dóor leen ko il faut di saaga yu ñaaw yoo xam ne mënuñu ko wax si tere di saaga yu ñaaw quoi bon man je me suis dit peut-être ils n'ont rien compris après ñu song ma dugal ma si oto bi di rey seen bopp moom lui-même moo njëkk jël benn casque policier di ma ko dóor si au fait j'ai senti que ni il a voulu me blesser quoi bon après ñu jël ñu yóbbu ñu ils nous ont amené police centrale bi ñu yeggee police centrale j'ai vu que ni bëgguñu fa téye aussi ils nous ont tout juste enregistré quoi la baa ñu suñu tur suñu sant après ñu jël def ñu si ay pick-up menotté yóbbu ñu camp Abdou Diassé yegg camp Abdou Diassé le même commissaire Serigne Faye dañu yegg si rek ñu commencé on était menotté on était tous menottés ñu ñëpp dañu menotté woon ñu commencé embargo dóor leen ñu commencé ñu ñëpp dañu dóor lu am nit comme kuy dóor ay sàcc quoi comme si on était en fait je sais pas man kenn comprendre loolu je pense que même koo xam ne criminel la sax kenn du ko dóoree noonu parce que Sénégal am na yoon tamit il s'est permis di dóor bon comme man en fait man ce qui m'a marqué mooy ñi ma àndal maa ngi gis ni ñu ngi naan Karim dafa feebar ñoom ñëpp ñu ngi daw tëdd sama kaw pour bañ dóor yi laal ma quoi Bayna ak Fallou Mbaye Thierno ñoom ñëpp ñu ngi tëdd sama kaw quoi ak Ousmane Sall mais après ñoom man j'avais pas compris gis naa ni ñu ngi dóor di dóor man dóor yi laalu ma quoi parce que ñoom ñu ngi tëdd sama kaw policier yëpp a ngi dóor moom aussi bi ñu paree bi nga xam dóor na ba ñu siggi mu ne c'est bon bu ñu siggee mu ne ma noo tudd Serigne Faye le commissaire lui-même ma ne ko Abdou Karim Gueye ci la commencé nag di ma dóor quoi moom lui personnellement jël engagement wu moom il a pris l'engagement moom de gérer quoi xam nga moo gérer dóor yi quoi bon bu fekk def na li muy def quoi def ñu menotté xam nga koo menotté je pense que mayoo ko sax pour mu baare li ngay dóor quoi dóor na dóor def lu ko neex man j'ai cru que man sama côté dafa dam parce que tellement il a mis toutes ses forces ci dóor yi moo doon dóor sama kaw après ils ont déshabillé tekki menotté après dugal ñu foo xam ni bon kenn xamul cellule la xam nga lan mais li gën a doy waar bu fait man ce qui m'a poussé à dire que il faut ñu taxaw si lii xëy na peut-être sax c'est pas ñun dóor yi c'est rien parce que ci mbedd bi lañ dëkk quoi amul problème Sénégal jar na lu nekk gars yi dañ naan da nga feebar man Sénégal moo ñu gën a feebar lii yëpp c'est le combat lii mënul dañ lii taxul ñu bàyyi dem nañ buntu palais manifester fa dem nañ buntu assemblée nationale manifester fa buntu kër Macky Sall Mermoz moo des te dinañ fa dem donc kon ñun lii du moo ñuy wàññi quoi mais problème mooy le commissaire lui-même déglu leen baax li may wax c'est très important
il s'est déshabillé dem xam nga bi muy dañoo sol seen masque yooyu noonu mu dem changer yéreem sol yére olof il est revenu bon mel ni ku jouer cinéma quoi comme si de rien n'était comme si c'était pas lui qui nous frappait quoi ñëw naan non mais bàyyi leen ñii non sol leen yére waaye wala jox leen si vêtement ñi sol naan lii c'est pas humain comme si ñun dañ dof quoi en fait après il est venu mais man li moom marqué mooy dafa wax ni moom Antoine Diome c'est son ami quoi moom sànq la jógee ci ab bureau Antoine Diome ak y avait le préfet là-bas le préfet qui est affecté là qui vient d'être affecté waaw Alioune Badara Samb mu ne ñoom ñoo nekkoon naan loi bi yéen xeex loi bi dara nekku si au fait c'est comme si c'est moom du alkaati quoi man au fait man j'avais du mal à comprendre au fait il était là pour défendre ay loi di défendre loi bi di wax loi bi dara nekku si xam nga yéen ne yéen opposants yi yéen ak yéen yi ngeen di topp ñoom 23 juin dañu yaakaaroon ni peuple bi dañuy jug peuple bi juguñu moo tax ñu bëgg coûte que coûte indi problème quoi manifester le 25 est-ce que vous vous rendez compte man je me suis dit mais léegi ana où est la police quoi parce que y a des choses yoo xam il faut Sénégalais comprendre que man à chaque fois dama koy wax Guy Marius Sagna des fois dama naan c'est la police sénégalaise loolu c'est pas la police au fait loolu du police parce que même les policiers qui étaient avec lui am na si ñoo xam dañu doon couvrir man bi ñu may dóor buntu assemblée am na si policiers yoo xam dañu doon couvrir ni bañ ñu dóor ma donc pour vous dire que c'est pas la police au fait ay quelques-uns la yoo xam c'est des lâches parce que même bu dul dara nit rek être humain waroo takk nit di ko dóor takk ko di ko dóor loolu c'est pas humain donc man mënu ma condamner la police mais damay condamner ay quelques-uns yoo xam ne il veut être ay postes parce que moom instant yi moom moo géré moom mooy GOT comme ni ko waxee groupement opérationnel bu Dakar Canap du Diassé alors posture yooyu ñuy nekk noonu xam nga pour am ay mission ak yooyu ak tuuti wecc di ñu am xaritoog ministre beeg yooyu moo tax après mu ngàmba lam bi nam quoi ñëw mel ni bëy di bëri wax suñu kaw lu nekk wax na ko foofu donc man je me pose la question au fait fan la Sénégal jëm parce que ñun est-ce que war nañu bàyyi qu'on mette en mal avec la police aussi est-ce que problème bi c'est nous avec la police au fait c'est quelques voyous qui sont dans la police est-ce que ñooñu war nañ tax ñun ñuy attaquer police parce que am na police yoo xam da ngay wax ñoom dañu naan mais c'est inimaginable parce que ñun plus de man ñaata at ñu ñuy arrêté depuis 15 ans ñu ñuy arrêté dem nañ plateau dem nañ central dem nañ police bu ne mais policier musul yëkkati loxoom laal yi même policiers yi nekkoon foofu les bérets rouges là gémis sax ils n'osaient même pas nous toucher moom le commissaire moom moo jël en charge moom ne dafay dal suñu kaw donc message bi moom ñun suñu message mooy on veut savoir quoi lii lan la léegi nag dañ koy topp si yoon ñun dugal nañ tey plainte au niveau du tribunal ci procureur que ñun kat ñëpp dañu blessé dañu gaañ man dama je peux même pas prier xam dañ ma gaañu grave je peux même pas bouger donc léegi ñu bëgg a xam quoi dañu bëgg comprendre di xaar ndax justice dina def liggéey ci ma Serigne Faye nii nga xamante ne nii au fait c'est un nervi quoi c'est pas un policier parce que mënu ma comprendre yow nga nekk un officier de la police sénégalaise ba pare nga am sañ-sañu taxaw di ne da ngay def le sale boulot parce que tu es un ami de Antoine Diome le ministre de l'intérieur xam nga parce que da nga bëgg ay privilèges wala da nga bëgg ay postes je sais pas quoi waaw donc message bi message bi laa bëggoon expliquer pour Sénégalais yi xam ko pour wax leen ne leen nous on est là et que dara amul dara lu tax ñu dellu ginnaaw ci xeex bi ñuy xeexal Sénégal et que manifestation yi pour loi bi nga xam ne Macky Sall dugal duñ ko bàyyi dañuy continuer di manifester que personne ne pourra nous empêcher de manifester on est libre que c'est le Sénégal est un pays boo xam dafa démocrate te du Macky Sall moo koy yàq dinañ topp yoon nag li ñu yoon may xool lan la procureur di def si liggéeyam ndax moom ma Serigne Faye moom yoon dina ko topp waaw mais ñu rien ne peut nous empêcher de manifester donc loolu moo doon message bi je vais laisser à mes salaamaaleykum. C'est bon. salaamaaleykum. maa ngi nuyu yéen ñëpp. maa ngi tudd Bayna Gueye bi wax mouvement Nittu Dëgg. dinañ ñëwoon fii pour expliquer leen l'autre fois arrestation bi ñu subi ak violence yi ñu commissaire Serigne Faye tey. laa ñuy di 24 dañu àndoon man Abdou Karim Ousmane Sall Thierno Sall ak Fallou Mbaye demoon fële assemblée nationale pour manifester suñu mécontentement par rapport ak loi bu waaj bëggoon dugal le lendemain. ci noonu ñu police plateau fekk foofu interpellé ñu yóbbu ñu police plateau ñu toog benn 15 de minutes ñu génnee ñu yóbbu ñu ko autoroute bi sans pour autant nga xam ne yor nañu passeport yor nañu dara ñu bàyyi ñu foofu comme si on n'était pas des citoyens sénégalais quoi amuñu wàll ci dëkk bi sànni ñu si autoroute bi par moment li ñu defaat tout delluwaat ville pour ñu suñu manifestation central interpellé waat ñu yóbbu ñu central ñu toog benn 30 de minutes ñu jël ñu yóbbu ñu camp Abdou Diass bi ñu fay wàcc dañuy tomb ak commissaire Massa Deme fekk ñu fa commencé ñu saaga ay ndey
des injures publiques saaga ñu waatee ñu mën a dañu 2 par 2 naat ko mën a yaa ngi nii suñu doxee ba léegi dana lu amul seere baaxul mën a dañu ba max ñu daanu ci suuf parce que bu ñu la mën a tee yàq kii bu ñu bu ma xee da nga doon wax équilibre dañ di daanu commencé ñu dóor te bi ñuy dóor ñu xam ne Karim dafa feebar te mooy priorité moom mooy leader du ñu saan ñu koy teg yenn ñu ko doon jéem a protéger bi ñu dóoree ba commencé pare ci la laaj ci Karim nan nga tudd Karim laa ko waxu turam mu jël soin ak même pas ak matu ak ay loxoom du ko dóor ñu pare mu déshabillé yu ñun ñëpp dugal ci benn cellule bu ndaw def 4 garde ñu toog ba tour wala 1 heure de temps 4 garde duñu si tiim duñu suñu lendemain mu libéré par ordre disperse la ku nekk ak bunduum la jaaral ak yu mel noonu du ñu jox ay conseils nee na pour ñu wut lu ñu def man dama bëggoon wax dara Sénégalais yi quoi ñun ñaaxul lu ñu def ñun ñëpp ñu ngi suñu groupe boobu activisme du métier du àdduna c'est juste que suñu patriotique la bëgg bi ñu bëgg suñu dëkk moo ñu ko jaral quoi on est des Sénégal dañu gëm ne Sénégal li koy baaxal du jóge fenn ñëw baaxal Sénégal ñun doomu réew mi ñooy baaxal suñu réew parce que bi àdduna nekkee àdduna ba léegi mosuñu gis benn dëkk bu ay étranger ñëw développé mosuñu ko gis dëkk yi développé yëpp doomu dëkk bi ñoo xam liggéey bu ñu développé te ñun ñëpp am nañ ci benn kàddu on a des policiers yi nga xam ne dañoo doy waar leer ni bu ñu ko bàyyi Sénégal bu ñu ko jox policier Sénégal ci yées la jëm ci yées la jëm te population tamit du ma ne ñëpp mais général de population bi dañu am idéologie boobu noonu nekk ku fi nguur ku nguuru sa bopp nga nguur ñun dañ naan alhamdulilah yàlla def na suñu nanguwuñu nguur bugguñu nguur parce que lépp li nga xam ne ay mbiru àdduna la kii wuñu quoi bugguñu nekk milliardaire bugguñu am lu nit yi di tur lu mel noonu léegi bi yàlla defee si ñun maanute boobu noonu ñun dañ jàpp ne devoir suñu ñu nekk au service de la population mooy que lan lépp li ñu gis ne dëgg la ñu ngi ciy xeex néew du doole ñu taxaw teewal leen ñu seen bar mu jëm kaw ñun ñu fi affilié wu ci ay mouvement yi ci mel ni ay ditu dëgg frappe yu mel noonu xeexal néew di doole ngeen kaasal seen droit ak seen yelleef ci tànk yooyu moo tax ñuy def activisme mais ñi jàpp ne amul lu ñu def ñu ngi def seen bopp ñu ñëpp ñu ngi suñu business bopp di ci nekk guddeeg bëccëg di gérer suñu problème duñu ko ñaan képp mais bu Sénégal bëggee man dama gëm ne bu Sénégal bëggee képp kuy woote sénégalais bu diin da nga war a ñaax loolu ma dugal ci activisme loolu tax may xeexal Sénégal te ñu ñëwaat par rapport ak torture yi ñu mas dañu fay teg lépp lu la réew rek da lañ wax doon moom na xam ne lim ñu def ni daf ñu gën a galvaniser te xeex bi ñuy xeex Sénégal tey la waalu gën a aay xaw ma ordre la xamul mais ki ko joxoon ordre fu mu maltraité la delluwaat ci moom ne ko ñi mu doon maltraité tey bu fekkoon ne 100% la doon nax Sénégal tey 1000% la ñuy teewal Sénégal suñu tànk bu ñu ko delloo ginnaaw dañuy xeex ba am génn cause même bu ñu ko fekkee wul suñuy sët bu ñu julee seen mam taxaw na usité diñ taxaw nañ xeexal Sénégal ñun loolu mooy suñu partition loolu lañu am pour teewal Sénégal incha allah rabbi di wax tamit président Macky Sall 3e mandat mu ko xalaat te loi bi da ciy dellu ginnaaw parce que force restera à la peuple souverain loolu c'est sûr loolu dañ koy exercer ba bu jëree laaj bakke nañ ko ciy teg loi bi dafay dellu ginnaaw parce que fii amul terroriste duñu atte kenn ci terrorisme fii Sénégal ñun duñu ay terroriste ñun xamuñu sax ñuy téye pistolet bay nekk terroriste fii Sénégal ñun xamuñu terrorisme xamuñu ko mosuñu ko fi dégg peut être bu amee lu garaaw ay agression la wax yu mel noonu mais dañ leen atte teg lañ daan yu ñu yelloo mais pas que mooy di ñi si terroriste loolu benn la bu fekkee dafa bëgg a teg tam pour forcer 3e mandat day nax boppam mag bu jaaxaan nag di saw loolu doy kenn sa bopp ngay tooyal 3e mandat du fi am waaw yaa ngeen jëf waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ousmane Sarr donc di ñëw rek par rapport ak li nga xamante ni yaakaar naa bi fi waxaan loo xam ne répétition lay doon mais dañuy ñëw si fait directement donc li xew te ñëpp gis ko te commissaire Serigne Faye def ko dafa doon loo xam ne acte terrorisme parce que bu fekkee dañuy wax acte terrorisme mënut a passé nga jàpp nit koo xamante ni jàppoo ko si lu ñaaw fekkoo ko muy def lu bon fekkoo ko muy def dara yorul lu ñu tere nga jàpp ko takk ay loxo monote ko di ko dóor lu mat 15 personnes waruñu ku nekk yor sa liif mu sumi ñu ba ñu set ba ñu desee kilote même kilote yi nga xam ne moom lañ dese sax bi mu xoolee bu amee ceinture wala mu am ñor day ñëw rek bif ko dagg ko pour yow bëggatul nga dese sa yaram dara loo xamante daf lay protéger. donc nag loolu bu amee commissaire Serigne Faye nekk si dëkk bi def ko ba pare di wane ne moom xaritu ministère de l'intérieur la muy Antoine Diome ak préfet bu Dakar ñëw di ñu jaay ne
sànq la jógee si bureau ki nga xam ne mooy ministère de l'intérieur ak préfet bu Dakar di wax ne dina xool naka nañuy def pour bàyyi ñu donc ñun dañu jàpp ne kon suñu police nationale bi mënatuñu wax suñu police nationale mais dañu naan police yu Macky Sall bi. parce que lan moo tax ñu naan police yu Macky Sall mooy police nationale daf fi nekk koo xamante ni nii si wetu peuple bi lay nekk si wetu askan bi lay nekk di servir askan bi mais nag bu fekkee dañu dem bay servir ñi nga xam ne ñoo nekk si gouvernement bi kon yaakaar naa ne amatuñ police nationale mais police de président de la république la ñu am. donc léegi nag comme ba ñu ñëw si fee yi mooy commissaire Masserigne Faye parce que dem nañu sànq porté ko plainte si kanamu procureur bu fekkee ne nag justice deful liggéeyam wala ñu def ko comme li nga xam ne moom la dossier yi fi daan def ba ñu naan boo jotee ak policier du mujj fenn mi ngi nax boppam. bu fekkee justice deful liggéeyam ay Sénégalais lañ si Sénégal la ñu dëkk moom Sénégalais la famille ñi ngi fi Sénégal te dinañu fayul suñu bopp nay leer nañu. bu fekkee ne yoon deful liggéeyam ñu dar koo jaarale comme dossier yi ñu fi daan jaarale bu njëkk na mu doon mel ñun dinañu fayul suñu bopp parce que si dëkk bi la dëkk ñu dëkk si dëkk bi te gënuñoo miin dëkk bi loolu na leer. bu fekkee nag manifestation moo tax ñuy wax ay wàllu terrorisme ak jàpp nit ñi di leen torturer pour ragal loo leen pour ñi nga xamante ni nii Sénégal yi si des nga xam ne pour ñu ragal loo leen ba nga xam ne dootuñu ñemee day jug di xeex wala dootuñu ñemee day jug di dem assemblée nationale wala dootuñu ñemee day jug di dem palais de la république na xam ne mi ngi nax boppam te dóor bi nga xam ne dóor nañu ko ba gaañu daf ñu yokku fit yokku ñu doole mais amul dara loo xamante ni daf ñu koy wàññi. di wax Sénégal yi ñu leen bu fekkee manifestation bi amoon palais moo tax mu jàppañu wala bi amoon assemblée moo tax mu jàpp ne daf ñuy torturer pour ñu ragal na xam ne na pare te xam ne dinañu dem palais dinañu dem sax buntu kër Macky Sall manifester fa pour wax ko non troisième mandat te lii duñu ko bàyyi tey mu jàll duñu ko bàyyi ëllëg mu jàll te dinañ ci dem jusqu'à bu lu ñu am ñu jël pour muy leer nañu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar di ñëw ci li nga xam ne moo ñu fi dajale muy loo xam ne dafa ruslu ci Sénégal gàccaw mooy police bi nga xam ne moom lañ yaakaar ñu waggar ñu aar ñi ñoo dem ba ñuy lor mujj nekk ay nervi ndax ci biir bu ñu fàttalikoo ci biir dóor yi maanaam li yéen xanaa ay nervi ngeen xanaa du ngeen homme de tenue ñu naan ma bu ñu mënoo ñoo jàngal suñu liggéey xam nga loolu dafa ruslu ci police bi nga xam ne neen tàggat nañ ko ngir mu yor suñu kaaraange beneen bi nga xam ne nag gën na ma metti mooy Masserigne Faye mi nga xam ne dafa bokk ci kilifa yu mag yi ci police kilifa yu mag yi ci la bokk di def xeetu matadi googu nga xam ne yooyu wax dëgg yàlla am nit ku nite sax du yeewu nit di ko dóor mu leen le kii boo ko bàyyi woon yaa ngi moom nga bàyyi ko du demee nii nga monote ko di ko dóor xeetu suufi yooyu kilifa war na ko moytu sa lan moo tax mu def ko ngir lan ngir Macky Sall gërëm wala ay kilifaam ay Antoine Diome ak yooyu gërëm ko ban njariñ la ko amal dafa nekkoon koo xam ne manifestation yi jàll dafa doon wane ndeysaan ak mat dadaa ñëw bu ñu manifester muy waxtaan ak ñun da ngay mujj naw police wallahi la buy waxtaan ak yow da ngay mujj naw police mais bi mu defee lii ñëw dóor ñu saaga dañoo dugg rek mu tàmbalee saaga dóor sama waa ji Abdou Karim xam ne ndeysaan ni ko yàlla bindee ak xiboon la nga ñëw dóor ko ci faat xam ne mënoon dafa jaare faat tey ñoom noonu la ñuy def baray nit naan dafa xaru man li ma gis keroog ëllëg kuñ ne dafa xaru police du ma ko gëm ndax damay xam ne ñi mën nañoo rey nit ba noppi ne dafa xaru du dara ci ñoom am na benn waay boo xam ne gant la sol gis nga bi mu dóoree Ousmane Sarr ci bët da koo xool natt ko ba mu kii mu ne ko tépp ci bët wallaay lancé lu yéeme ba Thierno mi ngi koy kii naan ko man dama jàppoon ne Ousmane du xool loolu nit di ko def waxuma nga yem ci ba noppi nekk homme de tenue war a aar sa askan waaye lépp li tax ñu def ko rek mooy lan ragal loo ñu mooy teg ñu correction ba nga xam ne buñ ci génnee suñuy mbokk di ñu wax naan nangam moytu leen police nangam mais loolu mënuñoo dellu ginnaaw ñun dañoo tayle suñu bakkan ngir suñu réew ku tayle bakkanam ngir réewam nag ay kasoog ay dóor ak yooyu mënu ko dellu ginnaaw kon ñoom nañ xam ne
Macky Sall da nga jëloon ay nervi ñuy dóore doyatul la nga dem jël leen ci police lu ëpp junni nit ak ñetti téeméer ñoo xam ne ay nervi tekkiwuñ dara dañoo entraîné ba am seen doole ñu ngi leen yóbbu police ngir lan bu manifestation amee wala yenn yi askan bi jóg ñu dóor askan bi tey dama gëm ne Serigne Faye foofu la waroon a ñëw xeex loolu la waroon a xeex comme ni ko yenn kilifa ci police bi defee mais wëlbatiku di dóor ñoo xam ne yow amuñu yow benn problème dañuy xeex ngir seen réew loolu dafa nekk ak matadi goo xam ne dafa wàcc ba ci suuf fi ne nii jëratul dara moom Serigne Faye jëratul dara sa loolu lépp li ko waral mooy wut pouvoir beneen bi may wax mooy Macky Sall na bàyyi xel ne bu dee ñun activistes yi nga xam dañuy jóg ngir xeexal Sénégal léegi tëj doyatu ko léegi dafay ñëw ci dóor toroxal dóor moom lu ne mën na si juddoo dóor mooy indi rey bis bu fi reyee benn activiste na xam ne moom pare na loolu moom dañ koy wax mu leer benn activiste bu ko reyee fii Sénégal nga xam ne moom Macky Sall du ci génn kon nag bàyyi ba bu baax li muy def nii ndax bu ko bàyyiwul bis dana ñëw ñu dóor fi nit mu dee ndax keroog li ma gis man nañ see rey nit dóor yu métti di wax ne xeex bi dañ koy wëyal duñ découragé wu mukk sa duñ dellu ginnaaw ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul xeexal réewam moo taxoon ñu not ko tëj ko di ko toroxal juróom-ñaari at ak lu teg mu ne am na loo xam ne kersa sax muyu ma nettali ko ndax ci metti waaye li taxoon mu def ko mooy sababu gaybatiya anna allaha arada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi nee na li sabab sama tukki tubaab yi jàpp ma di ma toroxal ak di ma tëj di ma fitnaal mooy ma dimbale sama nit sama askan ñun kooku mooy suñu roykaay moo tax lu ngeen ñu mën a def gëm leen dañuy gën a yokk jom dañuy gën a yokk fit mais duñu delloo ginnaaw mukk asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waaw maa ngi nuyu gars yi ne fii di nuyu Sénégalais yëpp waaw fu mu nekk nii daanaka sama gars yi wax nañ lépp waaw du ma def répétition quoi dañ muy ñëwaat rek ci fee comme ni ko gars yi waxee rek lépp lu ñu ci wax rek des na quoi parce que mënuñu expliquer waat lépp parce que instant boobu noonu dañ ñu ngi ñu mënate quoi parce que ñu ngi fekk ñu fay demee laaj ko fa ñu ngi fekk pour assemblée jàpp ñu yóbbu ñu plateau yóbbu ñu ba côté Colobane bàyyi foofu encore ñu delluwaat ñu yóbbuwaat ñu central ba ñu yóbbu central ba avant ñuy yóbbu maa ngi dégg ci dictaphone bi ñu naan il faut les corriger si la ñuy jël yóbbu ñu ko am bu jaase dañoo dugg si rek kooku noonu ma Serigne Faye boobu noonu mel ni ku ñu def mosa ku ma dafa màndi parce que xam naa ko je le connais bien dañuy day ci terrain bi comme ni ko Fallou waxee des fois bu nekkee ci ful bi nii dañuy communique bien quoi dama naan kii vraiment day làkk sa pulaar dama yaakaar ne sa pulaar la quoi dañuy di wax man naa ma kaaw di làkkante ak man ni ko dafa dugg rek commencé saaga ndey ba maa ko ne père looy def nii mu commencé mbéj tóor moom mi doxalee sama loxo bi nii échange bu ma ko wàcce bu baax parce que da koo téye prise ko parce que bu dóor lii fii dégg ko yuuxu quoi parce que dafa ñu ko humilier da doon dóor pour nit ñi pour humilier nit ñi mais mu ngi dóor ñu wax ak moom après ci la prise sama loxo pour damm ko ma daa ko bàyyi ak loxo bi yàlla def na mujjul damm quoi si la ñu tiim ñu mën a teg tiim ñu di dóor ñëpp ñu ngi porté Abdou Karim parce que ba muy dóor Abdou Karim maa ngi ko naan kii dafa feebar dafa am ay opération mais tiwul ci la ko tiim tóor ko ci faar bi xam nga duggoon ñu ci ba avant ñu dugg ci biir gars yi ñu tiim futti ñu Cheikh ni ko mën a ko expliquer loolu lépp na xam naa lépp nag pour intimider lañ mais war a xam ne ñun nekkuñu ñuy intimider comme ni ko sama gars yi waxee rek fii kuy ragal kuy daw nekkul fii nii lii daf ñuy gën a ñemeloo insha allah rabbi léegi may wax Sénégal yi nag ba ci yéen journalistes yi yéen laa ñu koy yéen vous êtes interpellé combat bi du combat bàyyi leen di wax seen di combat bi combat Sénégal yëpp la na ñëpp jug gis nga fi Sénégal jëm gis nga Afrique centrale congolais li ñu doon ak saa su ngesoo dina dem ba wax Macky Sall papa Macky ngay wax dootoo wax ñëwee tax Macky Sall ci mbedd mi kii fa la jëm ak ñun donc il est temps que actuellement le combat c'est maintenant buñ ko may nga loi bii nii buñ ko may mu ko mettre en vigueur bu ko mettre en vigueur tamit comme ni ko sama gars yi waxee rek billaahi wallaahi daan dem ba mbel muus parce que on est des Sénégalais fii ñun fii lañ dëkk bu ñu génn réew mi tamit te lii nii lu ñu constitution bi lu ñu constitution bi may Macky Sall moo ñu koy xañ donc may wax jeunesse sénégalaise bi yëpp nañ bàyyi daal ay politiciens jàll bu lii di combat politicien askan bi ñu nar a noot ñu ñëw jug bu kenn moo ñu koy dagal Macky Sall mi France la fi nekkal donc daal daanaka sama gars waxoon nañ lépp lu waaye sama gars nañu pere jeunes yi nañ bëggoon naa la ngeen ñëw ci combat citoyen bii nii incha allah rabbi maa ngi jégalu
Thank you.